benn waxtu ci télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës huitième de finale CAN Égypte 2019 sunu gaynde yi di tase ak seen natango yu Ouganda tey lay doon bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon di ngeen ko mën a suivre daañu dem foofee itam fekki fa Mamadou Ndiaye waaye itam waxtaanee ak équipe nationale mu mel ni fi mu ne nii ci ñoom itam xel dal na askan wi ak itam seen xam-xam màcc jëm ci wàllum tàggat yaram di leen wax rek ak di leen ñaax ak a bàkk ngir ñu gën a góorgóorlu ci mbir mi ganuk xibaar yi Assane Sène lay wuyoo ñu ngi lay nuyu doyen. maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi am contenté aussi. mu ngoog am yaakaar ci sénégalais yi. macha allah moo naka nekk suñu consultant tey ci xabaar yi nekk itam chroniqueur sportif nekk groupe Futur Média beneen ponk mbokk yi mooy scanner ba ci hôpital régional bu Ziguinchor dafa mel ni jamono ji dafa yàqu yeneen jafe-jafe itam gis nañ ko ca taax ma laboratoire ba nekk ci ab janoo ak taskatu xibaar yi ci la ko kilifa bërëb bi xamle beneen ponk buñ fas yéene faram fàcce te ji ci aljuma ji colonel Abdourahim Kébé dina wuy ji section de recherche bu Colobane gannaaw nag ba mu sooboo ci dox bi aar li ñu bokk doon amal ak itam ay yëngu-yëngam ci wàllum politique samp ab laaj ndax dafa salfaañe loi 2008 boobu nga xam ne dafa soxal ñii di ay takk der officier ñoo xam ne itam dañoo dem à la retraite Mame Birame Diouf dina ci def ab taxaw seetlu itam lu jëm ci wàllum politique ak itam local yi nu dëkkmal lu aju nag ci candidat indépendant ñooñu ñu naan candidat indépendant ñu ne lu jëm ci mbirum caution bi aju ci municipal yi ñu jàpp ko ci fukk ci ay millions ne ñu def 10 lool ba tax na sax ñu ne wares na ko xoolaat lu ci mooy am na ci ñoo xam ne daañu deltu gannaaw li ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxi lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetloo ci seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi ci aljuma ji dañuy dem ca Caire fekki fa Mamadou Ndiaye huitième de finale Sénégal Ouganda la tey ji bu juróom-ñaari waxtu jotee Mamadou. jërëjëf Fati nuyu naa la comme ni nga ko xamee tey la bésu matchu Sénégal bi mu fas yéene jàkkaarloog Ouganda mu nekk huitième de finale CAN fii ci Égypte CAN 2019 bu nekk match bu am solo bu suñu gaynde yi di xaar. waaye bi àddina mën nañ ko wax ndaxte Sénégal bokk na ci équipe yu ñuy xaar ren ci Coupe d'Afrique des Nations leneen luñ ci mën a jàppale li nga xamante ni amoon na démb ci séance d'entraînement bi nga xam ne moom mujj balaa ñoo jàkkaarloog waa Ouganda démb beneen gaynde bu jot a jaar ci équipe nationale bu Sénégal jaar na fa ci entraînement bi waxtaan ak nga xamante ni ñooy ndaw Aliou Cissé waxtaan ak effectif bi waxtaan ak lu yàgg luñ ci mën a junju ci nga xamante ne moo fa jotoon am mën ngeen ko gis ci image yi surtout laaj nañ ko Pape Aliou Ndiaye mu indi ci ay leeral lan la fa Joman si doon waxtaan ak démb li nga xamante ne amal na ko ci séance d'entraînement bi. waaw Joman si dafa ñëwoon rek pour ñaax ñu dolli ñu waaw ndaxte loolu moom gëm naa ne du doy donc ñëw na waxtaan ak ay rakam waaw toujours moom plaisir la nga am ay anciens internationaux ñu ñëw waxtaan ak ñun ñaax ñu. donc dañuy gën a motiver rek et puis ñu ngi ñaan yàlla suba ñu dugg ci match bi ak jàmm ak salaam. voilà mu nekkoon démb Diomansy Kamara jaar équipe nationale bu Sénégal joué demi-finale ak équipe nationale bu Sénégal ci atum 2006 bu ñu ko fàttalikoo fii la woon ci Égypte démb mu ñëwoon ci dernière séance d'entraînement bu suñu gaynde yi doon amal fii ci stade annexe bu 30 juin bi nga xam da leen doon gën a ñaax Pape Aliou Ndiaye wax na ko gën leen yokk doole su ko defee suba wala tey jii sax ci 21h bu jotee fii ci Caire gën a yokk doole ñu gën a indi beneen xar kanam ci ñi nga xamante ne ñooy jàkkaarloog waa Ouganda loolu la ñuy xaar tey ci bu di 21h jotee fii ci Caire 19h foofu ca Dakar Fati Dieng maa ngi lay nuyu di la delloo antenne bi. Mamadou Ndiaye ñu lay fay naka noonu Mor Xarma ak Amet Ñang ña nga àndal ca liggéey ba ñu des ba tey sax ak Pape Aliou Ndiaye boobu itam wax na lu jox seen diggante ak Ouganda la mu gis mooy moom ak seeni ñoñ noppi nañu ngir am ndam li mën a wéyal bilekaan ñu teewlu ko. waaw jàngat bi mooy qualifié nañu ci deuxième tour bi léegi match yi comme niñ koy waxee Sénégal dóor mu toog la donc calcul bi yaakaar naa ne du bëri da ngay gagné rek wala nga ñibbi. donc incha allah match bi li si des bëreetul ñu ngi ñaan yàlla suba yàlla may ñu ndam incha allah. waaw moom laa xam nga contexte bi bokkul li
ay statistiques moom man bëgguma trop di ci basé wu comme niñ koy waxee ci tubaab souvent c'est la forme la plus raffinée du mensonge donc vérité terrain bi rek mooy lu ëpp solo et puis ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla kattanal ñu suturaal ñu ba ñu génn si ak jàmm ak salaam. yaakaar bi suñu réew am si ñun tam xam nañu ko donc loolu yëpp dañ koy joué waale donc ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla suturaal ñu waaye affaire bi ñor nañu trop te incha allah am nañ si yaakaar bu baax. jongante ba tey ji bu juróom-ñaari waxtu jotee la muy ndaje moo xam ne nag daal bu nu sukkandikoo ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllum tàggat yaram du yomb ci benn ci équipe yi tax na sax nag ñuy sàkku ci sunu gaynde yi rek ñu fexe ba ànd ak dal te jël seen xol ak seen xel yëpp def ko ci jongante bi Cheikh Sadbou Diarra Amadou Ba. bu physique mooy xaar équipe nationale bu Sénégal si 8e de finale CAN 2019 seen digganteeg Ouganda. outsider boobu ci match bi football bu athlétique bëri ay coppite ci taxawaay la yore. match bu disputé la ñu doon match bu ñu boo xamante ne dina am football parce que waa ji ñuy tasel ak lu ñu mënta wax c'est vrai que waa ji gagné ko keroog 2-0 mais football nañu équipe la buy nangu football léegi dina la doon suñu avantage tuuti parce que ñun am nañ ñu gaaw ci kaw waa ji dañ koy aspirer ba mu ñëw ñu bootu ci ginnaawam football mooy dàqante ak moom te espace bu ñuy bañ moom la ñuy avaler. c'est-à-dire li mu bàyyi si ginnaaw moom la ñuy jël parce que am nañu Sadio Mané bu gaaw am nañu Ismaïla Sarr boo xam ne moo pratiquement mun naa moo gën a gaaw gaay am nañu Mbaye Niang wala beneen Mbaye Diagne boo xamante ne mun nañ njëkkante te avant-centre njëkkante la. bon match bi Sénégal quel que soit alpha Sénégal moo am favori mooy favori bi. maintenant équipe bu Ouganda bi équipe la boo xam ne progressé na lu bëri donc door na fi Côte d'Ivoire récemment en match amical. bu mu demee aussi premier tour bi nii door na RD Congo xam ne outsider bu mag la woon ci CAN bi Égypte door ko mais avec beaucoup de difficultés jour boobu ñëpp gis nañ ne moo ëpp sax occasion Égypte. ñun am nañu potentiel pour génn ci parce que actuellement groupe bi yëpp reconstitué wu na. ginnaaw bañ a yàkkamti ci biir terrain bi gaynde yi dañoo war a sukkandiku ci seen gaawaayu attaquant yi. stratégie mooy maanaam nañu téye bal bi ba ñoom ñu génn seen zone bés bu ñu génnee ñu éviter di téye bal bi trop nañ ko def benn ñaar ñett ñu génn seen zone bés bu ñu defee loolu rek war nañ mën a am dara seen camp parce que aussi bul fàtte ni football jamono toll ni côté yi ñooy gën a dox lépp lu ñuy préparé c'est pour dem ci côté la jéem a def centre finition am nañ ay défenseurs yu baax léegi di des mooy choix wu entraîneur. Sénégal dafa war a wane statut favori am fii compétition bi toll nii nga xam ni ku amul ndam ñibbi si biir réewam. Cheikh Sadbou Diarra ñu desandi ak yow gannaaw itam ba ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllum tàggat yaram waxee ci mbir mi askan wi itam jox nañ leen kàddu ñoom ñëpp seede yi benn la ñi ngi sàkku ci gaynde yi ñu gën a góorgóorlu waaye nag ñoom daal seen xel dal na te jàpp nañ ne itam sunu gaynde yi dinañ jël ndam ñu déglu ñenn ci kàddu yi askan wi. parce que ñoom bu ñu nekkee ci terrain bi nañ jàpp ne ñu ngi ci toolu xare lépp loo xam ne da leen di may ndam rek te mu tegu ci sport rek nañ ko def. parce que loolu lañ leen di xaar parce que football bi dafa toll foo xamante ne nii dafay toll foo xam ne entraîneur bi day teg li mu war a teg mais li ci des nag joueurs yi ñoo koy def pronostic bi mooy gagné bon parce que mënu ma ni ñaata la mais nag bëgg naa ñu def 3 quoi. comme ñi nga xam te ne ñu ngi nekk nag di dingat coach bi dama jàpp ne nañ jàppale gars yi rek ñoo dem loolu mooy suñu objectif. suba de man li ma gis mooy que ni Sénégal dina dóor Ouganda 3-0. ñoom ñu appliqué devant les buts ndaxte am na loo xam ne coach bu la ko jàngalee ba chaque 2 minutes ou bien chaque 5 minutes nga am occasion li si des yow la coach bi jaanam wàcc na et puis ñu gën a am sang-froid am présence si surface balen bi pour mën a concrétiser action yi parce que il suffit que nga raté benn action ñoom mën nañ jël def la contre dugal ko bu boobaa c'est fini parce que match boo xamee ne bi la éliminatoire rek la damay ñaan rek yàllaay dogal yàllaa xam yàlla daal nanu yàlla defal lii gën ñu gagné qualifié te yàlla nanu yàlla dox ndam li te mu gën ci Sénégal. suba de maa ngi ñaan yàlla rek dañooy am ndam te ñu match bi daal koy jël au sérieux te tamit Ouganda seetaan naa seen ñetti match yëpp contre Égypte seetaan leen contre RDC seetaan leen contre nag te ñoom dañoo kii agressif mais te tamit amoo fi benn dut bu ma fi tiit ndax moom Sénégal lu ma yàgg wax rek benn kii am adversaire am muy kii ne Aliou Cissé bu ñëwee te teg
les joueurs à leur place kii ba rek incha allah bu neexee yàlla dina am ndam loolu. Saat bu jarañu sant la gërëm la dalal sunu gan muy doyen Assane Sène chroniqueur sportif nekk groupe Futur Média doyen gis nga pàcc bu yaa bi ñu defal lu jëm ci jongante boobu mu mel ni Sénégal Ouganda du yomb ndax Ouganda du ñu ne sax gulet Sénégal xam na ko waaye dafa mel ni nag coppite yu bëri am na ci diggante bi. jërëjëf Fati mënul yomb moom Sénégal Ouganda surtout tey mënul yomb parce que yegsi nañ ci deuxième tour ku faxasalu dem ñibbi. donc forcément enjeu bi dina tax mënul yomb. et comme ni nga ko waxee adversaire la boo xam ne xamante nañ. parce que ci digal bu gàtt tase nañ on s'est rencontré en compétition officielle en 2014 pour qualification mondiale. fekk leen seen dëkk nul ak ñoom mooy moment bi ñu suspendre Léopold Senghor. match retour bi ñu dem joué ji ko au Maroc. gagné leen 1-0 but bu jafeñ de Sadio Mané je pense vers les 83e minute. et là bi ñuy waajal CAN bi passé di dem Gabon en match amical fii Stade Léopold en 2017 joué nañ mais on a fait match nul 0-0. donc c'est une équipe difficile. Sénégal mënu ci baladé wu déjà stade yi nanguwuñ ko. mais li ma ci gën a prestation bi ñu def un peu titre mooy seen début CAN. ñun pendant que ñu ngi xool démarrer tuuti Fakassalo contre Algérie. def match boo xam ne pour ku bëgg lu bëri des na contre Kenya. Ouganda pendant ce temps quasiment déroulé nañ parce que seen premier match moom dañu bett àdduna. RDC nga xam ne ténor la ñu ci Afrique ñu quasiment laminé ko et puis dominé ko sur tous les plans. dans le jeu ci bal arrêté ay transition yu gaaw. donc wane lu xarañ. même seen deuxième match sax bu dee xawoon na metti parce que ñu ne dañu rebuffé wu man seen match référence mooy match bi ñu joué contre Égypte. Égypte pays organisateur. Ouganda normalement ak match nul qualifié na ñu bousculer au Égypte devant seen population pendant une bonne trentaine de minutes su dul woon génie wu Salah ak son talent. Ouganda jour boobu sax wala man su ma bëggee wax sax c'est parce que benn moment ils ont été un peu naïfs excès de confiance. tellement dañu ballotté Égypte que après ils se sont laissés aller moo tax gars yi rattrapé leen. man loolu su ma ko jëlee comme référence rek mooy ça va être un adversaire très très difficile à manœuvrer. voilà Ouganda face à une équipe du Sénégal boo xam ne ñu bëri nee nañu qualifié nañu huitième de finale. mais déggoon nañu kenn ci coach yi doon ko wax. mu mel ni esprit bi di fa maanaam ni mu waroon a taxawee dafa des tuuti. des na Fati man Sénégal xam nga am na sooy football am na fenn foo xam ne boo fa yeggee ba ñu jox la yenn raaye yenn titres yi yenn tur yi c'est vrai que liggéey nañ ko beeg si fa. après leneen li man li may wax rek mooy Sénégal depuis suñu premier adversaire mooy Sénégal suñu bopp. ñun ci suñu bopp la dañuy je pense que yenn saa yi xaw ma dañu dul comprendre xaw ma dañuy gaaw a doyle. en tout cas état d'esprit bi daal des na ñi seen xam-xam màcc ci football bu ñu gisee même match bi tax ñuy qualifié c'est parce qu'on était dos au mur. tase ak benn équipe boo xam ne vraiment aussi suñu waxee dëgg rek ñu ngi woon suñu portée. ñu gagné leen mais ci contenu bi des na. et puis man li ma ciy gën a déranger muy man nekk man personnellement parce que dafa am ay ñoo xam ne moom la ñuy woowee les tauliers ci équipe mooy ñii bopp yi ñii leaders yi. am na ci yenn match yoo xam ne boo ci génnee normalement jàngat bi ngay def da nga ko war a xoolaat mais soo leen déggee ñoom ñëpp dafa mel ni rek tey dama lay jox benn exemple. ce journal yow 13h c'est une institution 13h la war a jàll. nga sàggan ba ce journal jàll 13h05 mais ce contenu ci journal bi. baax na nga bugg a laqatuñu non sama journal bi tey toj naa parce que sama contenu rëy na non. alors que dafa des. parce que heure bi nga waroon ñëw ci institution bi ñëw na ci donc Sénégal ci loolu la génne nañ ci match contre Kenya ñi ma ci dégg ñëpp ñi ñuy wooyee taulier yi Gana Gueye Sadio Mané ñoom ñëpp seen discours man neexuma. parce que ñooñu ñëpp waroon nañu xoolaat seen bopp ne bon li ñu joxe des na. war nañu mun a dolli kontaan nañu ci li mais ku ci nekk yaa ngi seet ay points de satisfaction. jaar ci loolu rek moom ma ciy xaw a inquiété xaw ma daal naka la ñuy duggee ci match bi. justement ni nga ko waxee nga ni seen prestation des na ndax xaar nañu ay coppite ci Aliou Cissé mu mel ni comme ni ñu ko wax Sénégal buy joué. consultants yi dañuy bari daanaka Sénégalais yëpp ay consultants lañ rawatina ci réseaux sociaux yi ku nekk naan di war woon taxawee nii sama ñëpp di wax tey ndax xaar nga ay coppite ci Aliou Cissé. pas yu bëri. pas yu bëri parce que loolu tamit man personnellement rafetlu naa ko. après suñu défaite contre Algérie ñëpp xalaatoon nañ ne dina chambouler. mais au moins loolu aussi nañ ko delloo Aliou. parce que loolu dafa baax ci football des na ci ay convictions. des na ci ay ngëm-ngëmam. ba donc andi na li mu lenn mooy am na ku génnoon ci équipe bi koo xam ne blessure moo ko génnoon. mooy Sabali. c'est l'un des meilleurs arrières latéraux de cette CAN. kooku su paree day dellu si waat duggaat ci équipe bi. kooku rek laa yaakaar ne moom mooy dellu si ci équipe bi. sinon li ci des
ci sama xam-xam bu ndaw daal. ak ci li ma gis ne Aliou am na lu wóor lu mu sukkandiku. gaw ma ne changement dina bëri. Mendy aussi blessé dem faju ji remplacé. voilà kooku moom bon accident la buy dal nit day am ci compétition. mais alhamdulilah rabil alamin ki ko remplacé ci première sortem rassuré na yëpp war na ne Mendy mun na dem tranquillement faju ji loxoom dem na opéré ji baaraam bi damm. mais bon loolu ay aléas yu bokk ci football la. mais il a été vraiment bien remplacé parce que qui jouait contre Kenya. sincèrement ci une première sortie ci CAN mënoon na am ay jiixi jaaxa mais assurance ak rassuré na toujours groupe bi yëpp. très bien mu mel ni itam kon fi mu ne nii ndax ni ko askan waxee du yomb waaye itam confiance a ngi fi. non du yomb bon confiance boobu ñu am nag xalaat ne parce que ñu bëri ñoom ñu projeté wu sax ci leneen. xalaat ne Ouganda dañuy jaar seen kaw. loolu laa bëgg nañu taxawaat. ñun mun nañ gagné ku nekk su fekkee ne li ñu mën. ak ñi ko mën def nañ ko ni ñu ko war a defee. amuñu problème donc loolu mooy li may wax suñu adversaire mooy suñu adversaire. bërki démb rafetlu naa trop comportement défense bi. Kalidou Koulibaly ak Cheikhou Kouyaté wan nañ ne ñoom. détermination bi ñu àndal ak concentration bi ñu àndal doy na mais Gana Gueye man prestation jóge na ci blessure dellu si mais man pour man gagné nañ mais prestation war na ko mun a yokk. Sadio Mané aussi avant. deuxième but bi une première période quelconque un penalty raté loolu du cëru kilifa da ngay ñëw wane sa bopp bés bu àndee moom xarañteem ak li mu am te yàlla may ko saa yi ko su ci sukkandikoo kenn mënuñu tëj donc li ci des daal ci ñun la des. laaj bu mujj bi rek Sénégal bu qualifié huitième yi ñu jëm ci quart de finale nag mbir yi day gën a corsé. ban conduite moom la ñu war a gën a mën a taxawal surtout nag ci état d'esprit ci équipe bi mais surtout ci supporters yi aussi doyen. yow daal wax nga mot bi su mel ne yow da ngay jàngat football. mot bi tur bi yëpp mooy état d'esprit. yàlla nañu yàlla suturaal ñu qualifié. yàlla na aussi yàlla def seen état d'esprit tey baax ñu comprendre ne dañu war di monter en puissance. parce que statut bi ñu leen jox ñu ko war a revendiquer heure bi sax waruñu woon fekk ñuy jóge suñu terrain bi ñu nekkoon di déplacer wu ji c'est parce que am na lu ñu def lu ñu warul def bu baax ci phase de poule yi. donc bu fekkee ne yàlla suturaal nañu ba ñu jógee ci tey ñu xool lu ñu ci deful lu baax lu ñu ci war a yokk. te gëm naa ne bés bu ñu demee ba atteindre suñu vitesse de croisière lépp lu ñu war a def ñu def ko ci yoon. gëw ma ne am nañu keneen ku ñu ragal man daal pour man suñu adversaire ki ñuy xalaat mooy suñu bopp. dès l'instant que maîtriser nañ loolu suñu état d'esprit comme ni nga ko waxee baax. mun nañu dékku ki nekk ba yegg ci cappaandaw. supporters yi aussi am nañ ci wàll. bon supporters yi kan ngay wax ñi nekk fii ci dëkk bi. ñi nekk ci dëkk bi bon aussi ça loolu moom sénégalais la. sénégalais ñoom au lieu ñu nekk supporter ñëpp entraîneur la ñu. ñëpp tacticien lañ. parce que aussi boo solee séeréer bu dem bay supporter. yow da ngay bàyyi loolu di yuuxu di fecc. mais ça nag c'est un mal sénégalais maay pay man maa ci jiitu. ñëpp dafa nga ne li ngay wax mooy loolu xam nga football ba yenn saa yi da ngay bàyyi sa rôle. mais li ñu war a def mooy pousse gaynde yi parce que fi ñu yegg aussi amatuñu beneen pexe. nekk seen ginnaaw. pousse leen bu baax ba ñu dem fi ñu bëgg a yegg. jërëjëf Assane Sène ma lay sant di la gërëm. di fàttali ne yow yaa nekkoon sunu consultant ci xibaaru diggu bëccëg gi nekk chroniqueur sportif nekk itam fii ci groupe Futur Média ñu koy jaajëfal bu baax wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen lu jëm ci scanner ba nekk ci hôpital régional ba ci Ziguinchor jamono ji dafa yàqu taax ma laboratoire ba nekk itam xaw na tagga témbe loolu nag ki ko xamle di kilifa bërëb ba ci ndajeem ak taskatu xibaar yi ci la docteur Martial Coly Bob wax yi lee kàddu dégg ko ku ñu naan Boubacar Dias ak Lamine Mandian ñoo toogal groupe Futur Média ci bët saalum réew mi ak li ko wër. jëlee wàllum scanner bi li tax mu doxul dafa am matériel boo xam ne at yu mu war a def dafa jeex dañ ko war a remplacer ñun lu ñu def mooy yéegal ko ñi nga xam ne mooy suñu kilifa yi bu ñu waxtaanee ak AMES société bi nga xam ne moom moo ko indi moo ko war a defar nangul nañu ba fu mu nekk nii def nañ commande bi ci week-end bi la matériel bi war a yegg si Dakar donc lu mu yàgg balaa jeudi bii di ñëw bu soobee yàlla scanner bi war na mën a dox. bu ma jëlee ñaareel ba mooy bâtiment bi nga xam ne moom foofu la ñu yóbbu woon service yi nga xam ne ñoo nekkoon lépp ñëpp ci bâtiment central u hôpital bi pour permettre bâtiment bi ñu mën ko réhabiliter bâtiment boobu nag ci fan yi daf doon seen
boo duggee ci biir bâtiment bi pratiquement salle yi nga xam ne ñoo nekk ci biir bâtiment bi même fi bloc opératoire bi nekk day senn maintenant bâtiment bi nga xam ne foofu la ñu bëgg ñi dellusiwaat lépp pare na li des rek mooy équipement yi nga xam ne moom la ñu war fa teg. waxoon nañ leen ko ci njëlbeenu xibaar yi colonel Abdourahim Kébé dañu ko wóolu tey ji ci ngoon section de recherche bu Colobane mu war a wuy ji nag moom nag la mu wax rek colonel foofee ci diwaanu Ndar Géej jàkkaarloo na faak taskatu xibaar yi dellu siwaat ci mbir mi kàddu yi ki ko taataan di Ousseynou Diop ànd ceeg Abib Seck. léegi nag sama engagement citoyen bi parce que temps yi ñu ngi may gis may yëngatu di supporter di appuyer di accompagner le mouvement aar li ñu bokk te loolu xam naa neexul ñu fi nekk en ce moment loolu tax démb ñu indil ma benn convocation bi bu ñu ma ko joxee dañ ni ma dama war présenter wu à la section de recherche maanaam section bi nekk Colobane boo xam ne gendarme yi ñoo fa nekk pour ay enquête wala ñu wax ma li ñu may reproché donc man citoyen la te en tant que bon citoyen na respecté naa suñu justice su dëkk donc naa dem ci convocation boobu. ñu des ba tey ak Abdourahim Kébé tey jii ci ngoon kon la war a wuy ji waa section de recherche gendarmerie nekk fii ca Colobane moom nag dégg ngeen ko noonu nee na daal yëngu-yëngoom ci wàllum politique bi mooy na mu bokkee ca doxub aar li ñu bokk ak itam yeneen yëngu-yëngu tax na ñu sampab laaj ndax loolee day laal loi bi tënk officier yi dem à la retraite tontu li ak Mame Birame Diouf. engagement citoyen bi parce que temps yi ñu ngi may gis may yëngatu di supporter di appuyer di accompagner le mouvement aar li ñu bokk te loolu xam naa neexul ñu fi nekk en ce moment. booba léegi nag mu ngi koy xamle ne lii muy def sañ-sañ la ci am maanaam di yëngu ci politique mbala nekk ci ab mouvement citoyen gannaaw ba mu demee retraite moom colonel Abdourahim Kébé doonoon secrétaire national chargé de la défense bu parti Rewmi di fàttali nag ni ba ñu jógee ci jongante njiitu réew mi am na lu mu jotoon a bind ci page Facebook am doon ñaawlu kon ñi élection yi doxee résultat yi ba sax doon woote kon nit ñi taxaw bañ lu ni mel taxoon kon ba ñu teg ko loxo libéré ko waaye placé ko sous contrôle judiciaire moom nag colonel Abdourahim Kébé bokk ci collectif bi ñu duppee aar lu ñu bokk di fàttali ne ci kon doxu ñaxtu collectif bi mu bokkoon ci ajuma see ñu génn fële ca Saint-Louis bu ñu xoolee activités yi moom colonel Abdourahim Kébé day jalgati yoon bu ñu sukkandikoo ci xibaar goo xam ne ni am nañu ko ndax day jalgati loi 2008-20 bi nga xam ne mu ngi naan officier militaire yi bu fekkee amuñu juróom benn fukki at ak juróom war nañu rek kon topp sart googee moom nag mu dem retraite ci atum 2017 ba mu amee kon juróom benn fukki at li rek di wane ni kon ba léegi loi boobee dafa tegu ci kawam ci obligation militaire yi ba tey ci loi 71/02/20 alinéa 1 foofee ñu fay xamle ni militaires yi kat ñoom ay électeurs lañ waaye doonu ñoo xam ni éligible lañ maanaam ay candidats ci alinéa 3 bi nag ba tey it ñu ciy xamle ni ñoom kat mun nañu amal ay bind waaye bu fekkee ni dafa ñeel mbirum scientifique wala sax mu nekk loo xam ne ni kat da ci am autorisation ci alinéa 4 bi ba tey ñuy xam ne ni militaires yi mënuñu bokk ci ay association bu fekkee ni newul mbirum culture wala sax mbirum social te sax bu boobaa mënuñu it bokk ci bureau bi ci alinéa 5 bi ñeel kon seen liberté d'expression maanaam sañ-sañ gañ a am di bokk sax ci ab association mbali it di jug di dem bërëb loolu lépp dafa am fuñ ci yem lépp rek di dëppook ak kon kaaraange nga xam ne ni moom la réew mi laaj colonel Abdourahim Kébé di xamle nag ni moom action politique yi muy amal ak it mbirum citoyenneté kenn mënu ko ci jëlee di laajte kon ana yan ndogal la ñu mën a jël ci lii jamono ji ci lépp loo xam ni kon ñu ngi ko koy toppee. aywa Mame Birame Diouf ñu sant la gërëm la wax ci élection locale bi ñu jàpp benn fan ci weeru décembre atum 2019 ak koppar ya di caution ñi di candidat indépendant yi nag la ñu gis rek mooy koppar yooyee dafa diis ci ñoom ndax fukk ci ay millions dafa bari la ñu jàpp sax nee na loolee dina tax ba ñenn ci ñoom indi ak deltu gannaaw ci mbir mi Abi Faye Youssou Baro
ndey ji réew bokk moomeel fii ci biir Sénégal doon na loo xamante ne faaw rek nga génne akub koppar waaye gudduun toll na ci fukki million ak itam téeméer goo jël benn wa ca askan gu bindu ca gox googee faaw rek nga matal li ni mel moo dik koppar ga nga xamante nit ñii di candidat yi ñoom gis nañ ne mbir mi jéggi na dayo boo nekkee candidat indépendant di jëriñ saw askan bàyyi ba élection locale ñëw nga yëkkati sa loxo dama bëgg bokk candidat ñu ne la da nga bokk nga waaye boo amul 10 millions fu ko un sénégalais lambda boo xamante ni liggéeyee weeru de kese nga yaakaar ak sa wërsëg ñu ne la da nga bokk kon dëgg la loolu la ñu bëgg. donc il fallait ñu trouver benn équilibre boo xam ne ñi nga xamante ne si sérieux nañu suffisamment pour mën a dagaan baatu askan bi ñoom ñu mën leen a bàyyi ñu bokk waaye tamit ñu mën a bàyyi ñëpp rek bokk ba nga xam ne dañu am ay liste yoo xam ne nit ñi dañu am problème mu choix. donc tey jàpp nañu caution bi lu baax la il fallait juste trouver ban équilibre moo baax est-ce que 10 millions bëri na est-ce que warul woon doon 5 millions est-ce que warul woon doon 2 millions xëy na loolu yëpp mën nañ ci débattre waaye principe bi jàpp naa ñun ñëpp war nañ méngoo ne principe bu caution bi lu baax la. moom mooy candidat convention citoyenne neneen nee na tamit segg gi ñu def ci doon na loo xam ne lu ci baax la. ku war a dem war a dagaan baatu askan bi pour gérer benn budget boo xam ne yenn saa yi day nekk ay centaines de millions. war nga mën a dajale 10 millions yoo xam ne kat boo ko dénkaanee su dee nombre de voix yi nga war a am nga ko 5% la su ma juumulee ñu delloo la su caution soo ko amul nag nga xam ni kon yow xëy na waroo woon bokk ci compétition boobu noonu 10 millions yi noonu delloowaat ci askan bi. noonee itam ki yor mouvement Jolof en marche ne bile koppar nga xamante nit sas nañu leen ko daana tax képp ka nga xamante nit amoon nga ab mbébét doon ndey ji réew bokk moomeel loole. ñu gàllankoor ko. bu ñu bëggee jàpp ne 10 millions yooyu c'est vrai handicap la ci sama classe bi nga xamante ni amuñuy moyen amuñu xaalis ndax politique wu ñu ngir am xaalis li ñu dugal ci politique mooy fexe ba nañu jàppale suñu askan kon 10 millions mën na poser problème à telle enseigne que dana bëri candidat indépendant yoo xamante ni du ñu mën a bokk ndax amuñu. Boubacar Diassi ñu wax rek ci jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllu gouvernance territoriale moom itam taxaw na rek daal di wax li nga xamante ne si moo aju ci taxaw seetlu acte 3 bu décentralisation moom Oumar Gueye kàddu yi nag mi ngi ko yëkkatee ca Ziguinchor ci teewaayu Boubacar Diassi. ñëw nañu daal pour ñu waxtaanee acte 3 de la décentralisation naka lañ koy évaluer li ñu gis d'abord mooy ñëpp d'accord nañ ni lii président Macky Sall def ci acte 3 lu baax la ndax am na ay njariñ gis nañ ni communes rurales yi ñu ngi commune léegi gis nañ ni xaalis bañ daan jot yokku na gis nañ ni élus yi dañ leen gën a responsabiliser gis nañ daal lu bare loo xamante ni am na ko ci acte 3 de la décentralisation maanaam ñu am ay collectivités territoriales viables compétitives porteuse de progrès et de développement wante it wax nañu ay yoo xam ni yaakaar nañ ni war nañ ko améliorer war nañ ko gën a liggéeyaat pour mu gën a dox yooyu yëpp nag noté nañ ko bu baax synthèse bi gouverneur dina ko defar yónnee ñu ko ñu mën ko jébbal njiitu réew mi muy président Macky Sall mais daal gis nañ ni njariñ la ci collectivité territoriale yi. collectivité bu xamul fu sa kii yem boo ñu ko laajee dinañ ko def jaarale ko ci autorité administrative yi ba mu egsi ci ñun. am nañ agence nationale boo xamante ni moom mooy saytu loolu mooy agence nationale de l'aménagement du territoire am na ay outils ku ñu laaj mën nañ ñëw ni décret bi de lii la wax mais lépp nag nit ñi nañ ko def ci jàmm ak salaam jarul xuloo jarul xeex mais limite yi moom incha allah xam nañ ko te ku laajte daañu la ko jox. aywa ñu des ci biir réew mi ci diwaanu Saloum moom ki ñu dénk lu jëm ci poste moom moo fa amal ab tukki nemmeeku dem na Abdoulaye Bibi Baldé tase ak liggéeykat yi yëkkati ay kàddu la mu bëgg mooy fexe ba defaraat bërëb ba mu gën a méngoo ak jamono tolluwaay bi Ibrahima Diame fa liggéey ci ay leeral. directeur général bu poste bu bees bile ne bokk na ci ay mbébétam ni muy def ba gën a yëkkati poste jëmale ko ci kanam ci jamono ju nga xamante ni concurrence bi doy na waar ak internet bi Abdoulaye Bibi Baldé tàmbale tournée nationale mu njëkkee ko fii ci Kaolack ngir dajeek liggéeykatu poste. c'est vrai poste am na ay jafe-jafe parce que jafe-jafe yi aussi environnement bi la parce que voilà donc environnement bu bees la am na yeneen jumtukaay yeneen outils yu bees internet baa ngi fii donc ak yeneen donc dañu ñëw aussi pour wax leen que dañu am ambition pour ñun parce que dañu am avantage suñu avantage mooy même boo xoolee banque bu gën a mag Sénégal amul plus de 45 points de contact wala 50
ñun poste ñu ngi ci 300. poste nag yenn saay day jànkonteel ay jafe-jafe yu jëm ci wàllu cambriolage wala ay détournement ci loolu le Abdoulaye Bibi Baldé ne dina ci taxaw bu baax a baax. incha allah loolu dañuy indi saafara parce que ñu ngi xool aussi dañuy gën a sensibiliser autorité administrative yi xam nga ñoo yor wàllu karange gi mais ñun à l'interne lépp luy détournement suñu agent yi ñuy def loolu dañuy gën a taxaw pour yokk corser sanction yi parce que duñu permettre aussi voilà loolu duñ ko accepter. beneen projet bu mag bu nga xamante ni directeur général bu bees bi de am na ko bokk na ci taxawal banque postale Abdoulaye Bibi Baldé xamle ne loolu day tax rek ñu gën a jégal seen service ak askan wi. lu jëm ci audité maanaam dégloo ki càmbar liggéeykat ya Abdoulaye Bibi Baldé loolu mën a nekk la waaye itam néew ñu fa ngir di jàpp kii wala ñuy bàyyi la ñu bëgg rek mooy defaraat ba lépp jaar ci yoon ñu teewlu ko. acte de gestion la donc def nañu ay maanaam mooy rek ñu def le point la situation loolu d'abord def nañ ko ci passation bi am na point de situation bi ñu def loolu su doyul dinañu interroger service yi dañu def en tout cas tout le point nécessaire pour ñu xam fan la ñu jëlee entreprise bi loolu lu am solo loolu rek mooy objectif audit bi du leneen donc nekkuñu fii di jouer au policier wala au juge ñun loolu du suñu ambition mooy ñu développer poste ñu moderniser ko pour mu gën a faire face à la concurrence. ngoog ñu jugee foofee ca Fuladu daal di dem fële ca diwaanub Bawal fekki fa nag Babacar Diouf foofee ci université ba wax nañ lu aju nag ci naka la ñuy def rek ba xeex lii di sinébar dong yi bañ koo jëfandikoo bañ koo jege waaye itam mën a wax ci mbooloo wax lu lay jëriñ ba nit ki lay dégg mën laa déglu jox la bopp loolu yëpp mi ngi am ci bëccëg buñ doon amal foofee de ca Bambey ci teewaayu Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye la. nemeeku ne drogue yeeg stupéfiants yi dañuy ñëw sax ba ci biir université yi maanaam daal kenn mënatu leen a téye Bambey nag bëgg cee ñàkk boppam. xam nga semaine passée gouvernement bi ci boppam moo doon organiser la semaine nationale de prévention contre l'utilisation de la drogue ak yeneen produits yi nga xam ne baaxul ci wér-gu-yaram mais aussi baaxul ci économie bi baaxul ci benn fànn ci société bi ñu première phase bi nag ñu invité ki nga xam ne au niveau régional moo yor loolu le commissaire Fall mu échanger ci étudiants yi man ci suma côté comme médecin laa nekk ci domaine du cerveau ma wax ak ñoom ci inconvénient laal kii. séance de sensibilisation bi ñu ngi ko amal bi ñuy def concours des bâtons. lu mel nii dafa passé njàng classique mi nga xam ne amphithéâtre lay doon prof di wax ak étudiants yi wala boog ñu leen di déplacer sur le terrain lii moom day compléter seenum njàng parce que mooy nga jéem a défendre say idées. nga xam ne ñoom ñoo taxawal concours bi ci université bi di woo seen yeneen moromu ci yeneen université yi ñu def ni ñoom ndaxte lii dafa am solo ci seen am njàng. université nuñ copier ci modèle bi parce que modèle la boo xam ne day jëriñ non seulement suñu université mais tamit day jëriñ université yëpp du Sénégal. ñuy fexe ba contrôler li nga xamante ni moom la nguur gi di def ak cybercriminalité doon ñaari pàcc yu am solo ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci université bu Bambey yi. Babacar jaajëf yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. fu yéeg dégg mbara wàcc mbaa wàcc dégg acam Vox Populi nee nañu ñaar yooyu rek moo mën a am tey ji ci matchub Sénégal Ouganda bi am tey ci Coupe d'Afrique Égypte 2019 lay wax yéenekaay bi nañu ci xëtamu njëkk match huitième de finale tey bi max de vérité la gaynde Sénégal yi di football tey ji ça passe ou ça casse Soleil national mel ne ku naan ko déet kase moom kenn waxu ko gagné rek dóor Ouganda tey ji ci ngoon mooy lu mënut a ñàkk ndax léegi ñoo nga ca dóor mu toog yo Sud du Quotidien nañu Coupe d'Afrique 2019 Sénégal Ouganda tey bu 7h ci ngoon jotee lay doon ca stade international bu Caire li journal bi gis ci jongante bi moo di gaynde yi dugg nañu ci àll bi ngir di rëbbi ay kang pan di Pape Alioune Ndiaye bokk ci footballkat yi Sénégal yi nee ci journal bi amul ma dem te ñëw gagné rek Idrissa Gana Gueye di beneen footballkatu Sénégal feelu ko ci journal bi di ñu xamal ne ay football yu rafet ak i cam langal taxawu fi nañu joxe lépp lu ñu am ci terrain bi dox ci kaw gaañi football leen gagné leen footballkat yi Ouganda yi ay karaan la ñu leen di woowee tax Le Quotidien nañu li mu gis moo di fexe ba daaj leen aw kong ci seen
seenub kan ba toj journal Les Échos nañu gaynde yi waaj nañu ba jekk pare nañu ngir dem defante ji ko ak karaan yu Uganda yi entraîneur bu Uganda yéenekaay bi dañu démb ba muy conférence de presse wax na ne ñoom ragaluñu benn équipe te it dañuy sawar ci def lu ñu leen foogewul la Sénégal nañu ñoom gaynde yi réew mi yëpp ngi leen di déglu ngir ñu xiiru wane ne ay gaynde lañu dëggal seen bopp source waa nañu bu ñu mënee rëbb rek tey ji ci ngoon ca lay leer li leer Les Échos nañu moo di colonel Abdourahim Kébé dana dem gendarmerie tey ji ci ngoon waa section recherche bu gendarmerie Colobane ñoo ko convoqué tey ji ci tàkkusaan ji moom colonel Kébé yéenekaay bi dem ba dañu xamal ne démb def na conférence de presse ca Ndar gëmu dëkk foofee la xamle ne gaañ yi dañu koo singili ngir bëgg koo xoqatal waaye nañu ko tàyyi colonel bi ne xupp du ma tax a yox-yoxi te it mënut a dindi lu toll ne tarfatal ay ni ci dogu gi ma dogu ci ànd ak sama askan ngir xeexal samam réew mi la Sénégal mi ngi ñuy wax ne homme de tenue yi fi nekk neexle wuñu jamono ji dégg nañu démb benn homme de tenue mu di sapeur bu xaru ca Touba am na ñaari colonel yu ñu tëj ñaari ati kaso ci coowal exploitation illicite bu or ca pax ka ñokkala ko ba colonel Abdourahim Kébé ma nga ñu woowaat ca gendarmerie bu Colobane dégg nañu démb it ab gendarme bu ñu agressé ba gaañ ko ca kër Mbay Fall source waa nañu ñoom homme de tenue yi rawatina waa police week-end bi du sedd ci ñoom ndax ci diggante àjjumay tey ji ak suba ci samedi ji am na juróomi manifestation yoo xam ne yépp la ñu autorisé te bu ci nekk waa police ñoo ko war a encadré waa aar li ñu bokk nee nañu dañuy manifester waa sàmm sa réew nee nañu dañuy manifester waa G7 nee nañu dañuy manifester waa COSERIT nee nañu dañuy manifester ca manifester gu ca nekk kaaraange ga waa police ñoo ko war a lijjanti la tribune mbiri élection locale yi la xëy di lijjanti journal bi mi ngi ñuy xamal ne élection locale yooyu ñuy séntu ci réew mi war ko amal benn fan ci weeru décembre bu ñu moytuwul ci reporté ko la ñu jëm ñu dem ci libération fekki fa ndogal lu gaaw te yéeme ca Tambacounda la xewe ubbil journal bi ñaari mag ak rakk kenn ki fukki at ak ñaar la am ki ci des am juróom-ñaari at ñoo yore woon fital doon ci fo ba xale bi am juróom-ñaari at jël fital gi tiire ko ci kaw magam ji am fukki at ak ñaar mu jaare fa faatu. Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dik leen daje ngoon ci kàttanu yàlla kenn dal jàmm lañ leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen aljuma mubarak